biir émission le rendez-vous de Sénégal 7 et je suis avec Pape Makhtar Diallo chroniqueur écrivain ñu amal waxtaan bu am solo par rapport ak tolluwaayum réewum Sénégal ñu wax ci beneen sujet d'actualité nga xam ne mën nañu wax ne ay bés yi yëpp ñun koy wax moo nekk wàllum njuuj njaaj ci wàllum visa ñu ci tudd ay activistes yoo xam ne mën nañu wax ne luy 2011 ba tey ñu leen gis au devant de la scène ngir rek xeexal li nga xam ne mooy askan bi ñaar ñu siy tudd rek moo nekk kii di Kilifeu ak Simon mun nañu wax ne fu mu toll nii sentence bi tombé na ci seen kaw gannaaw bi leen defee 10 chefs d'accusation ñaar yi ci ñaar ràññeeku nag moo nekk escroquerie ak li nga xam ne mooy trafic de migrants mu nekk mbir boo xam ne mun nañu wax ne Pape Makhtar est-ce que fu mu toll nii ak mbirum Kilifeu bi ak Simon nga xam ne mun nañu wax ne képp ku nekk sénégalais wala jeune militant boo xam ne da nga lutter rek pour Sénégal génn ci guute bi nekk na mbir boo xam ne doy na waar naq am nañ seen naqar ban lecture nga ciy def. On a comme l'impression on est en train de vouloir faire tomber les meilleurs d'entre nous. xam nga bu nekkoon par exemple dossier Karim Wade jaaru fi. dossier Khalifa Sall jaaru fi. ba ci bërki dem ci Ousmane Sonko. tey jii bu ñu nuwee kilifa wala keneen damay naan nañu bàyyi yoon liggéey def liggéeyam. mais yoon boo xamante ni moo jëloon ay accusations porté ko ci Karim Wade. ñi doon wax au départ ci ay affaires de 600 et quelques milliards. mujjee ci 100. yoon boobu tey dafa seetaan Karim Wade ñu génne ko ci dëkk bi. Tout à fait. te ñu ni Karim Wade yoreel na Sénégalais yi 138 milliards bu ma juum. Tout à fait. waaw Sénégalais boobu noonu dañ ko defal passeport diplomatique. ci biir kaso bi. génn ko ci réew mi mu yoree ñu 138 milliards. kenn waxu ci. alors yoon boobu aussi moo toppoon Khalifa Sall. Khalifa Sall ñu ko doon toppee 1 milliard 800. mu nangu ko seeni 2 milliards. ñu ni ko déedéet da ngay tëdd ci kaso bi. yoon boobu moo xëyaat suba aussi gracier ko alors que moom il n'était pas demandeur. Tout à fait. yoon boobu moo xëy suba tamit ni dañuy jàpp Ousmane Sonko parce que dañ ko tuumaal viol. muy dem am si ñoo xamante ne nee nañ ko sa trajet bi baaxul waroo jaar fii xëy suba. ñun ko trouble à l'ordre public jël dugal ci kaso ba. nit ñi génn ñu bàyyiwaat. donc je pense que ni ak yeneen ak yeneen ak yeneen bu ñu fi doon toog di énumérer duñ fi jógee. même yoon boobu moom moo fi jàpp Bougazelli tuumaal ko ni dafa def li nga xamante ni mooy dafa doon blanchir de l'argent dafa doon utiliser ay faux billets. Faux billets. ñii dañ koo jàpp la main dans le sac. yoon boobu moo xëy suba jox ko li nga xamante ni mooy liberté provisoire maa ngi koy dégg mu ne dafa mystique mystigul. looloo de. mystique am lenn la kenn sëriñam mooy Macky Sall ku làqatu ci Benno Bokk Yaakaar. moom Bougazelli di nga am sëriñ. ndax Macky Sall moom nga nekk ci moom garantie la. kenn du la topp loo munti def dañ lay bàyyi. dañuy am présomption d'innocence. tey boo ñëwee ci affaire Kilifeu Simon ak li ngay wax ni li ci gën a doy waar mooy dafa mel ni ñoom li ñuy def c'est-à-dire seetatuñ sax nit ñi. ndax bu ñu si doon seet nit ñi dinañ xam ne nit ñi aussi am nañ capacité de réflexion. xam nañu ni am na yenn mbir yi boo ko tegee ci saa si dañ lay naan sëñ bi taxawal lii dafa am loo si jublu. mënoo ni. affaire Kilifeu bi diggante 28 29 juillet la nga bàyyi ba septembre ñiy waxu beneen dossier ngay doogay di ko soulever alors que amul benn lien. bu nekkoon par exemple dañ leen ni affaire lu mu tudd visa yi nga xamante dañ si cité ay député dañ si cité waale Kilifeu wala Simon boobu mënoon naa accepter que le fait que ñoom ñu ñëw tey jii di naan dañuy def ay enquête. mais mbir boo xamante ni ñi ngi koy wax depuis le 28 wala 29 juillet intéressé wu la ci août bi yëpp ba septembre ñiy waxu ñeneen ñoo xamante ni dañ doon organiser ay faux mariage pour mën a defar ay këyit jox nit ñi ay passeport diplomatique di leen ko jaay nga doog ay wëlbati quoi di waxaat waxu Kilifeu wala waxu Simon mais man daf may jaaxal. mënuma jàpp di que ni timing bi nekkul loo xamante ni lu ñu xalaat la c'est très réfléchi. dañu bëgg wane kay quelque part. mooy que tey sénégalais bi nga xamante ni dafay jug pour xeex ak yelleef sénégalais bi nga xamante ni dafay jug pour jéem a fexe ba restaurer waat démocratie sénégalais boobu dafay nekk koo xamante ni dafay nekk sous contrôle judiciaire. mën nañu xëy suba ni la da ngaa violé. da ngaa sàcc def nañ ko fi Pape Ndiaye bërki démb affaire privée boo xamante ni 2 personnes la concerné
ñu fay leen ba ñu désister ñu ni ko déet da ngay continuer action publique dafay continuer ban action publique xëy suba ni kilifa bu ñu paree ci kilifa demaat ci keneen c'est-à-dire il faut qu'à un moment donné sénégalais yi ñu wax leen dëgg bu yoon bëggee lu mu liggéey rek procureur boobu bu bëggee lu mu liggéey procureur sax bii dem meeting koo xamante ne dañ la ni yow tu es censé être l'avocat du peuple ngay dem di meeting di tàccoog di yëkkati loxo kooku ban avocat du peuple nga doon. mais pas Makhtar mun nañu wax ne suñu justice bi si li nga lim yooyu yëpp mun nañ ko dut li nga xam ne mooy baaraamu tuuma mais on aime bien aussi les gens de Y'en a marre surtout Kilifeu ak Simon day am leen ay lutte yu am solo yoo xam ne defal nañ ko Sénégalais mais aussi tey jii li nga xam ne moom lañ leen tuumaal mu nekk loo xam ne aussi dindi tuuma boobu jafe na lool. te ñoom est-ce que waruñu loon bàyyi xel aussi seen ay comportement comme que dañoo nekk aussi au devant de la scène di xaste di ŋàññi aussi te ñoom dañoo amoon seen slogan nouveau type de citoyen. waaw non xam nga ma c'est-à-dire gis nga man du ma dugg ci loolu parce que gis nga Ndiab. ñoom ba tey li ñu leen di tuumaal tuuma kese la. mais les vidéos sont là aussi. waaw non vidéo yi encore une fois yow mënoo ko authentifier mënuma ko authentifier vidéo yoo xamante ni dañuy wax xaw ma ban transaction la donc mënuma ci wax loolu leneen loo xamante ni lu dul li ma ci yàgg di wax mooy que vidéo yi mënuma ko authentifier leneen nag mooy en fait comportement damay dégg ñu naan way booy casse état da nga war a clean wala da nga war a def attention ci yow c'est-à-dire il faut aussi nit ñi def la part des choses nit ku nekk da nga am une vie yow tey jii sa activité professionnelle la yow tey jii say choix politique la mais mënul tey jii ñu ni parce que da ngay def lii da ngay xeexal askan bi que da ngay dootoo amati fii que waratoo nekk ak say xarit waratoo def dara quoi en fait c'est-à-dire ñoom dañu lay bëgg nga naan bu la nit approché sax nga ni non ça comme temps yi damay kaas si Macky Sall xaar ma def attention ba nit ñi bu ñuy ñëw sax damay am benn suspicion bu mooy jeté si ñoom non je pense pas nit ñi nañuy def la part des choses ki nga xamante ne activiste la jël na tempsam ni da koy jagleel intérêt général kooku ci liggéeyam boobu ci activisme am boobu bu nekkee defu ko di weccee li nga xamante ne mooy combat mi ak alal kooku nañ ko jàppal ni li muy def nii lu honnête la bu nekkee ci wàll bi beneen bi nag naan ko du sàngara tuxkatu yàmba la day def lii day def moom la engagé parce que bu si daanoo moom mooy dem tëdd si kaso bi keneen du tëdd à sa place mais aussi moom musul toog di naan par exemple que man exemple la lii yoon kay ñëpp xam nañ ko Ndiab ngay rappeler lii yoon nañ ko nit ñi def surtout ñi nga xamante ni ñooy suñuy njiit man sama njiit leen laa koy demandé man sant ma ko muy julli sant ma ko muy woor sama yoon newu ci ay mbiram leen laa koy demandé mooy mu fexe ba suñu alal bi ñu bokk mais mu sàmmal ñu ko loolu ñu koy wax nag taxul nga naan da ngay jox nit ñi ay leçons donc il faut que nit ñi def la part des choses et souvent c'est malhonnête quand même de dire que ni oui non ñi xamante ne dañuy kaas nañu fexe ba lii bañ a dugg ci yenn détails yeeg lu ñuy dugg loolu seen problème new aussi parce que aussi bu ñuy pare ñoom ñooy def seen ay activités personnelles yu leen di jox xaalis kenn du leen ko jox la preuve activiste boo fi gis par exemple nañ jël kër gi ñaata yoon nañ defaan sénégalais est-ce que seen album day nekk best-seller est-ce que dañuy feesal stade Léopold Sédar Senghor te pourtant am na benn waykat boo xamante ne dañ koy jàpp ni dafa jege pouvoir bu woote woon waxuma la Léopold Sédar Senghor bu woote woon ci benn banlieue bi yëpp ni daf koy bâche def fa conseil day fees dal ana ñun lan nañ nga xamante ni dañ koy def contrat moral bi est-ce que ñun ñu ngi respecté suñu part ñi nga xamante ni ñun dañuy xeexal est-ce que ñun ñoom buñ ñu soxlaa est-ce que ñun daañ leen wuyu dañuy préférer dem si ñu jàppee entre guillemets ay topp dem fa jàppal leen jël suñu alal jox leen ko ñi nga xamante ne dañ leen di xeexal bu ñu leen rombee leen naan jaajëf waay dina baax yéen a ngi ci c'est-à-dire aussi il faut à un moment donné ñu def cette part des choses daal et puis beneen bi je pense que affaire bi yi ñuy wax nekkul loo xamante ni dafa tombé du ciel accusation jël nañ ko teg ko ci nit procureur bi chargé procureur boobu fan la nekkoon ba ñuy naan par exemple OFNAC di naan lii xew ci kuddu jàpp nañu ni détournement d'objectif am na ci alal bi fan la nekkoon ba Cour des comptes def rapport am ba jébbal président de la République waa njàpp justice bi amul lu mu liggéey Cour des comptes dafa def rapport xam nga lii dañuy wax ñaari personne la kii dafa ñëw incriminer nit ki ni yaa def lii wala yaa def lii kooku tey jii mën nañu jàpp ni li muy wax dëgg la comme mën nañ ko bañ a jàpp mais ay experts yoo xamante ni seen liggéey
ci lii mooy seen liggéey seen xam-xam ci lii la màcc ñooñu ñu ñëw dugg sa gestion laaj la document yi nga xamante ne mooy justifier say dépenses ba ñu gisee ci document yooyu am na ay irrégularité ñu ñëw poser la ay questions demande waat la joxaat la document yi pour nga mën a jéem a rectifier jox la benn temps bu nécessaire ñooñu bu ñu demee ba def benn rapport définitif ñu ne yow mii da nga def détournement d'objectif wala da nga jël alal bi dugal ko foo xamante ne woo ko foon dugal mais ñooñu yoon li mu waroon def ci saa si mooy traduire leen en justice mais président Macky Sall moo toogoon jàkkaarloo Sénégalais yi ni commission dafay am ana commission da nga koo gis yow institution bu def liggéey nga di ko non après dañ koy jébal commission procureur bii taxaw di activé wu dinaan day kii en personne nee na am na ay dossiers yu mu teg si concom aussi donc vraiment je pense que ni dëkk bi justice amu fi paradis de justice moo fi am da ngay ñëw tey boo bokkee ci benn wàll bi moom da ngay ñëw da ngay jàll da ngay ñëw bu coow li bëree ñu ne way nañ ko def mandat dépôt benn période 1 mois 2 mois bu ko demee nga déclarer feebar ñu yóbbu la pavillon spécial jox la tout le confort boo génnee tuuti 1 semaine 2 semaines wala 1 mois ñu jox la liberté provisoire ngay wéy di naan da ngay décliner say ambition yaakaar naa ne bu ñu nekkoon ci réew bu sérieux ak xaalis nga xamante ni nu mu doyee waar ngay dégg nit ki dafa def li nga xamante ni mooy ay affaire de faux billets ba noppi nit kooku di wéy di dem ak ay activités di am sax sañ-sañ di toog ci ay plateau télé mais vraiment yaakaar naa ni loolu munul amul nit bu ko gën a gravissime beneen mbir mi gis nañ fi ñaata yoon ay doomu ministre te seen passeport diplomatique diñ ko kokkalee ñun sénégalais tout à fait tey jii boo demee ci aéroport ñaata doomu kilifa soi-disant parce que jàppe mu leen ay kilifa ñaata doomu ay ministre ak ay autorité comme ni ñu koy tuddee ñoom ñoo fay romb di yor passeport diplomatique dañ la ni état institution ay mission la mission étatique waaye léegi doomu ministre bi bonne mission étatique lay porté bañ koy jox passeport diplomatique donc vraiment daal man yaakaar naa ni kilifa Simon ñoom ñoo gënoon fës boo xoolee ci 3 dernières années yi ak Thiat ñoo gënoon fës ci 3 dernières années yi ci Y'en a marre. ci mouvement ci lutte yi aussi. plateau télé yoo dem. ñoom nga fa doon fekk. franchement. ñoom ñoo doon taxaw di am yenn initiative mais léegi ñooñu tey jii bu ñu jëlee di jeter le discrédit ci ñoom c'est parce que peut-être am na leen lu ñuy waajal. boo demee nag nga ni société civile bi da nga koy bëgg a rendre civile ba nit ñi dootuñu reconnaître seen bopp ci biir société boobu nga bëgg ni ñi nga xamante ne aussi ay lanceurs d'alerte ngeen da nga leen di menacer wala da nga leen di corrompre nga bëgg ni homme politique yi nga xamante dañuy wax waxu rupture aussi da ngay fexe ba jeter aussi le discrédit ci ñoom am na leen looy waajal. le Sénégalais préparé xam ni Macky Sall mii narul jàmm bu naroon jàmm yii muy teg du ko posé. acte yii nag du tax ba kenn reculer dégg naa ñuy naan ay xawma lii na nit ñi moytu du ñu moytuloo kenn mënuñu tiital nit ñi te nañ ko xam. bu kilifa duggee ci kaso bi dina génn ci kaso bi te bu génnee ci kaso bi dafay gën a fort. Pape Ndiaye barki démb nañ ko fa tëj tey la gën a mën a def liggéeyam. avant moom ñenn nag ñeneen te Macky Sall ci boppam moom dafa am. xaw ma lan la en fait c'est-à-dire moom dafay toog nii di créer ay nit ak ay idole Ousmane Sonko dafa nekkoon di liggéey kenn xamu ko woon dans l'anonymat liggéey na liggéeyam peut-être ñi nga xamante ñoo nekkoon inspection ñoo ko xamoon wala fële direction des impôts ñoo ko xamoon mu xëy suba indil ko ay affaire tuumaal ko tey jii ba jox na ko wala defal na ko publicité boo xamante ni yaakaar ko woon si àdduna Karim Wade ba muy perdre pouvoir bi di dem Maroc la demoon xamu France mais yaakaarul woon ni dina ñëwaat am cette notoriété mu demee ba Karim Wade di am benn sympathie ngay dégg nit ñi di naan Karim Wade alors que Karim Wade bokku na suñu tax Abdoulaye Wade daanu mais kan moo ko liggéey ko du Macky Sall donc Macky Sall ci boppam moo nekk di créer ay propre adversaire am bu yaakaaree ne ay kasoon ak ay xoqatal ak ay procureur ak yooyu ñooñu ay bras armés la yu muy utiliser mais na xam ni sénégalais yi ils sont 2 fois plus déterminés tiital na leen wax na wax naan doo fi amaateeg dina fi amaat ñaanuñu yàlla benn bakkan root fi daanalee foofu parce que personne dee nañu mais Pape Matar comme ni nga ko waxee rek le président Macky Sall